mbokk téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi di jégalu bu baax a baax si retard bi ndax suñu invité dafa nekkoon si embouteillage bi n'est-ce pas docteur Ousseynou Sarr yow mi nekk chef d'équipe unité Covid CTE sa hôpital Dalal Jàmm naka noonu nga nekk porte-parole des médecins contractuels di la dalal jàmm si plateau kennu askan wi. waaw El Hadj Malick ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant ci invitation bi nga ñu defal. di jégalu ci retard bi ma am parce que pare gu ma woon consultation te yoon bi dafa xawoon am embouteillage. maa leen nuyu yéen ñëpp di nuyu spectateurs yi. di nuyu tamit sama équipe bu Dalal Jàmm bi di équipe bi nga xam ne moo la jiite foofu su équipe bi. di nuyu tamit sunu professeur bi nga xam ne mooy chef d'équipe bi yëpp chef service bi di professeur Louis Fortez. di nuyu aussi le mouvement des médecins sénégalais en spécialisation et des médecins étrangers aussi en spécialisation au Sénégal. am na solo alors docteur dañuy dem directement si point du jour bi si tënk tey gis nañ aussi Sénégal amaat na 106 cas positifs 110 yu si am tan yu wér am 1682 sous traitement. ñu nemmeeku aussi ñetti nit ñàkk nañ seen bakkan dem. moor yi di yokk cas yi di yokk. si jamono jooju aussi am na ñuy am tan. effectivement ci jamono jooju comme ni ko waxee am na ñuy am tan tey ci ñi war a génn normalement ci sunu centre de traitement bi Dalal Jàmm am na ci lu toll ëpp fanweer jëm kaw. cas yi nag yokk bi moom li ko waral mooy que épidémie bi léegi dafa daj dëkk bi yëpp te nit ñi gis nañ ne dañoo commencé wàññi barrières yi bu baax a baax ci seen jëflante yëpp ci salle de sport yi sax da ngay gis ñoo xamante ni bàyyi nañ seen distanciation bi. ci marché yi ak même ci kër yi ak ci koñ beeg yëpp loolu ngay gis ne léegi nit ñi fàtte nañ ne dafa am épidémie bi te réellement que nit ñi ñëw hôpital léegi moo ëpp même façon malade bi ñuy am léegi type de malade bi maanaam sérieux wu malade bi ñuy am léegi cas wu malade yi ñuy am léegi moo gën a nekk cas yu compliqué que cas yi daan am au début donc li ñu wane ne léegi mag ñi ñu ngi commencé di ko am parce que daanuñu génn seen kër yi te léegi jeunes yi ñu ngi génn ci kër yi di ñëwaat te ñoom ñoo fay andi léegi nii rek bala maa ñëw am na malade boo xamante ni dafa ñëwoon consultation noonu rek moom xaw a yàggal ni sax ñu demandé directement scanner xam nga scanner bi mooy gën a sensible parfois ci jeexital yi feer bi di am ci noyyeekaay yi que test bi ñuy def ci bakkan bi mais gis nañ ne poumon yu bëri lu ci bëri yàqu na te malade bi am defagul test defagul dara te malade yooyu léegi ñooy gën a ëpp sax que malade yi nga xamante ni dañ leen defal test bi pare soog leen andi ci centre bi. alors soo ñu doon defal situation coronavirus ci hôpital Dalal Jàmm yi nga xamante ni foofu nga nekk lan nga ñu mën a wax. waaw su fekkee ne ci hôpital Dalal Jàmm bi nga xamante ni fa la nekk mën nañu wax ne ñi fa duggagum boobu ba léegi nga xam ne ëpp na 600 malades ba feebar bi commencé ba léegi. ñi wér ñoo ëpp ñi nga xamante ni wéraguñ te ñi nga xamante ni faatu nañu fa tamit lu néew lañ matuñ sax fukk donc ci loolu ñu xam ne wér bi mooy règle bi maanaam ñàkk wér bi di exception bi ba léegi nii fi ñu toll waaye gis nañ ne comme ni ma la ko waxee sànq ne cas yu grave yi ñu commencé di am léegi moo ëpp que il y a un mois wala il y a 15 jours ci ginnaaw. donc loolu mooy situation bi fa am ñi fay wér mooy règle bi maanaam ñàkk fa wér mooy li nga xam ne mooy exception bi. ba léegi nii ci wàllum équipement yeeg yooyu instant yi mën nañu wax ni tout se passe bien macha allah lépp li nga xamante ni médecin yi fa nekk personnel santé bi lépp daal yem na wala. waaw su fekkee ne ci côté équipement bi moom loolu depuis le début ba léegi avant sax ñu fay andi maladie donc defoon nañ ci ay réunions yu bari yoo xamante ni amalu nañ ko ak waa ministère ak ñi nga xamante ni ñooy yor tout ce qui est logistique foofu noonu donc loolu moom boobu ba léegi amul dara lu ci manqué parce que maladie sax mënoo leen laal te amoo équipement bu doy donc soo amul équipement moom doo sax dugg sax fi nga xam ne zone bi ñuy wax zone rouge par rapport ak fi nga xam ne fa la maladie nekk donc doo fa dugg ba am accessibilité bi te soo fa duggul maladie am nañ seeni téléphone dinañ wax ne journée bi ba léegi benn médecin dugg fa donc loolu peut-être loolu moo gën a tax matériel bi nga xamante ni ñun moom lañ soxla ci lu ñuy sol ak désinfection bi ak tout ça loolu moom ba léegi mosuma gis mu manqué fa. alors yow nga nekk porte-parole médecin contractuel yi gis nañ leen yéen a ngi yëglu ni daal vraiment daal seen tutelle bi lu mu diggaale woon ak yéen defu ko. lan la exactement. waaw xam nga médecin contractuel yi sax yi nga xamante ni moom le ministère andi pour renforcer centre de traitement yi jot a am ci Sénégal gi yëpp donc ba ñu commencé yàggul ci ay weer rek lay toll léegi nag weer bi dee na mooy weer bi passé ba tey le 18 te ba léegi ñoom jotaguñ seen salaire donc loolu ñu si doon def ay dox ñaxtu
ba bind benn bataaxal boo xam ne dañ ko yónnee ñi nga xam ne ñooy chefé centre de traitement yëpp ba bataaxal boobu dem ba jotee ci ministre bi ba bañ def ci ay jéego yoo xamante ni daal wax nañ ñu benn date boo xamante ni ne du fa weesu ne balaa boobu dinañu fay. léegi nag am na yeneen jafe-jafe yu ci nekk yoo xamante ni ñi ngi ci nekk di waxtaan mais li nga xamante ni daal mooy mensualité yi loolu amoon na ay jafe-jafe yu ci am jox nañ ci ay jéego ak ñi nga xamante ni ñoom la ñu ministre bi booleel ba jox ñu date boo xamante ni yeggaguñ fa nee nañ nag suñ fa yeggee dina am neneen ñu doxalante ak ñoom waaye yeggaguñ ci date boobu date bi sax suba la donc ñi ngi xaaru ni ko suba ci midi su fekkee ne li ñu waxoon dara sàmmontewu ci ak li ñu ak li ñuy def donc dinañ doxalee neneen ak ñoom. mais retard bi lu ko waral ci sa gis-gis. problème de virement la wala lan. waaw problème de virement la wala xaalis moo amul wala xaalis am na. bon xaalis moom ci Covid bi je ne pense pas que mu manqué pour le moment. mais lan moo tax mu am retard. waaw peut-être ay problème yoo xamante ni problème interne la ñoom ministère seen biir waaye information yi ñun joxuñu ko woon à temps avant ñuy former groupe bi nga xamante ni moom laa jiite. avant tamit ñuy def communiqué ak tout ça. joxuñu benn information soo fa wootee tamit duñu la jox information. donc loolu moo waraloon frustration bi te ba léegi ñi ngi am frustration parce que ba léegi liñ leen di laaj joxaguñu ko donc ay problème mu coordination ñoom seen biir waaye du problème mu je ne pense pas que mu nekk problème mu fond problème mu xaalis. alors est-ce que mën nga ñu expliquer waat depuis ba Covid bi ñëwee médecin contractuel yi. lan mooy seen liggéey si biir ak tamit ndax si biir gis nañ si am na aussi ñeneen ñi nga xamante ni dañ leen impliqué wu si feebar bii di coronavirus. médecin contractuel yi lan moo leen différencier ak ñeneen ñi. waaw médecin contractuel yi li leen différencier mooy contrat bi ñu signé kese ak ministère. waaye ci côté liggéey bi ñuy def amul dara lu leen différencier ak yeneen médecins yi. donc am na médecins yu fa nekk yoo xamante ni dañoo nekkoon ci hôpital bi ba hôpital bi nekkee centre ñu dugal leen ci biir CTE yi. ci biir ñooñu am na fa ñoo xam ne léegi dañoo nekk ay contractuels te nekku ñoon ay contractuels léegi nag ci yooyu médecins weesoo am na li ñuy wax médecins sans frontières andi nañu fa tamit seeni ay médecins yoo xam ne ay sénégalais lañ mais médecins sans frontières lañ bokk. donc am na ay infirmières yu fa nekk am na ay agent d'hygiène yu fa nekk donc ñoo xamante ni ay croix rouge moo leen andi ñii tamit waa médecins sans frontières ñoo leen andi donc CTE bi dafa nekk benn groupe boo xamante ni ñi fa nekk fi ñu jógee bari na. waaye médecin contractuel ci biir lañ nekk te liggéey bi ñuy def moom yeneen médecins yi ñoo yem képp liggéey bi ñuy def. te du Dakar rek. am na ñu nekk Touba am na ñu nekk Ziguinchor am na ñu nekk Kaolack Diamniadio daal laa gisul ne am na médecin contractuel yoo xam ne ñu ngi fa. alors si xayma ñaata ngeen médecin contractuel yi. waaw su fekkee ne ci ñi nga xamante ni ñoo dugg ci biir groupe bi nga xamante ni xam naa leen toll nañ ci 54. juróom fukk ak ñeent waaw juróom fukk ak ñeent donc am nañu des ñoo xam ne nee ma duggaguñu waaye daal ñi nga xamante ni daal ñoom laa mën a teg bët ci nombre bi mooy 54. mais su weesoo salaire yi ngeen di réclamer prime de motivation aussi am ngeen ko jox nañ leen ko wala boobu tamit yéen a ngi xaar. waaw boobu tamit ñi ngi xaar parce que prime yi bokkul. ngeen di xaar commencé na bëri ba léegi am na sax ci administration. ci hôpital yi ñoo xamante ni xamaguñ sax prime yooyu nu muy demee parce que. prime yi dañoo war a xam ne am na benn prime boo xam ne c'est national c'est présidentiel boo xam ne personnel de santé yëpp lañu koy envoyé. moo xam yaa ngi toog sa kër moo xam yaa ngi liggéey ci CTE bi moo xam da ngaa voyagé moo xam foo mënti nekk ñooñu fonctionnaire de l'État yi nga ak contracteurs yu hôpital yi. ñëpp am nañ parce que hôpital am na ñoo xam ne contracté leen ci ñoom dañ leen envoyé seen motivation. léegi nag loolu ba ko yenn médecins yi yéegee suñu liggéey ak suñu liggéey lépp mu toll ci 50 000 par mois ñu war ko dawal ci 6 mois loolu la ñu wax. loolu nag bañ ko defee nañ xam ne médecins yi nekk Sénégal wala boog personnel de santé yi lu ci ëpp nekkuñ fonction publique état bi recruté wu leen lu ëpp ci médecins yi su fekkee ne nombre bi dañ ko doon xayma par exemple suñ ne fukki médecins mën nañu wax ne peut-être ñett yi wala ñeent yi ñoo ci nekk fonction publique léegi nag ci loolu ay exemple la rek exemple la du pourcentage bu baax bi mais exemple la mais lu ëpp ci médecins yi nekkuñ fonction publique léegi nag ñenn ñi jug def collectif jug ne la moo tax bokkuñ ci motivation yi ba ministre bi jox ci ay jéego ba ne léegi dañ leen di jox motivation boobu waaye su weesoo motivation 50 000 bi dafa am motivation Covid CTE motivation Covid pour centre de traitement bi ñi nga xamante ni ñoom ñi ngi ci biir centre de traitement bi loolu toll ci 150 000 par mois boobu dañ ne contractuels yi ñoom duñ ci bokk. waa ministère ba léegi loolu la ñu wax loolu nag ñu ngi ciy dox ay jéego ak ñoom pour bëgg loolu ñu jóg ci parce que war la ñu wax ñu lu tax mu demee noonu
waaye joxe guñu ba léegi ay argument joxe guñu ay preuve ne ñun waruñu ci bokk moo tax ba léegi ñu nekk ak ay discussion ak ñoom. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi mën ngeen woote si 33 824 88 06 tey jii ñu ngi dalal docteur Ousseynou Sarr moom mooy chef d'équipe unité Covid CTE ca hôpital Dalal Jàmm naka noonu moom mooy porte-parole des médecins contractuels alors beneen seetlu bi mooy dañu nemmeeku ni jamono ji gars yi ñu ngi yokk ba pare si jamono jooju ngeen bëgg yëngal. waaw sooy xool jamono ji nga yëngal bi xamante ni nit ñi daal vraiment jaaxle nañu. ba pare yéen ngeen bëgg yëngal. waaw sooy xool bañoo leen sax toog seen kër. waaw ñun moom toog suñu kër loolu mën naa wax ne xalaatuñ ko sax du loo xamante ni lu ñu mën a imaginer parce que CTE bi. li nga xam ne mooy centre de traitement yi. nekk ci ba pare bëgg ci jógee ñeneen di ñëw loolu nekkul loo xam ne war nañ ko mën a xalaat. waaye loo gis lu ne dafa am lu ko waral su fekkee dañ ne am na loo xam ne c'est déjà budgétisé ne lii moo ci war donc loolu ci war comme ñi nga xamante ni ñoom nga ko seqal ñoom ñi ngi def leen war mooy xëy di gont ci maanaam di fa fanaan di def li nga xamante ni moom la ñu war a def réellement. donc am na ku nekk si ligne bi maanaam ñu li ngeen yelloo ñu jox leen ko. waaw lu ñu yelloo ñu jox leen am na ko solo te li ñu laaj sax nekkul loo xamante ni dëgg-dëgg loolu la soo fekkee comparé nga ko ak yeneen dëkk donc lu mënul ñàkk la ñu. allo. salaamaaleykum Hadj Malick. allo. allo salaamaaleykum Hadj Malick. waaleykum salaam kilifa gi ziar nañu. delloo naa la ziar marhaban comme d'habitude. an waa Kaolack masawu sénégalais yi bu baax a baax rek ñaan yàlla mu delloo suñu ci jàmm yi nekkoon. amiin. di nuyu sa invité bi bëggoon ko demander ñaari question su fekkee mu ngi may dégg. bismillah mu lay dégg bu baax. Hadj Malick daal gis naa ne daal Covid bi daal bëri na affaire discussion xaalis daal. maanaam xaalis bi daal coow li bëri na daal. waaw coow li bëri léegi man c'est-à-dire comme sénégalais. boo xam ne yàlla def na bu dee ay fan def nañ ko ci ay réew yu différent su ma gisee foofu seen service santé nu mu demee ak bu Sénégal loolu tax ma bëgg laaj sëñ bi benn question xaalis bii ñuy demandé lan la ay indemnisation la wala ay droits yu ñu leen war a fay la ak xaalis bi fan la jëm bu ñu leen ko joxee ñoom maanaam si seen poste la jëm wala ndax matériel boo xam ne ñoom ñoo ko war a yore pour aar seen bopp wala ndax dafay dellu ci maladie wala ndax ci hôpital bi ci boppam la war a dellu xam nga lu tax may laaj loolu. waaw lu tax. man ci Sénégal laa gis dëgg laay wax nag ci Sénégal laa gis. parce que dem naa ci yeneen réew yu dul Sénégal asmalik nga feebar jugee ko sa kër ñëw. ku ne xam na ne fii boo feebaree tëdd di xaar ambulance ba la jël ci sa kanam ay mbokk ngay dee ñu jógee ko foofu nga dem hôpital soo demee maanaam infirmières yi nii lañ leen rombee gauche droite nga baal ma nag sëriñ bi waxuma ñëpp mais léeg-léeg comme li nga wax règle bu nekk am na exception hôpital yi am na ñu baax am na ñu bon. suma jabar dafa mus a nekk ci mbiru jigéen fekk maa ngi Banjul di dox ay soxla mu woo ma ne man de fan yi suma yaram dafa xaw a naqari sénégalais yi nga xam ne yàlla dimbala ni ñu am tuuti wecc sax bëgguñu dem ci hôpital clinique ma ne ko demal clinique mu dem clinique tëdd fa ay quelques jours ñëw tane affaire bi ñëwaat ma yabalaat ko clinique mu demaat tëdd fa te pourtant clinique yi moo gën a cher waaye man bëgguma di dem ci fu ñu may jànnee malgré tout foofu laa waroon dem parce que foofu mooy alalu sénégalais yi papaam ne ma sa xaalis dafay jeex ci clinique yi yóbbu ko hôpital régional yaa ngi may dégg mu dem hôpital régional ma yeewu suba teel ànd ak suma yaay ak moom comme biir jigéen la ma naa ànd ak jigéen boo xam ne mag la ñu ñëw boobu il est 9 heures et quelque ci suba asmali wallahi tallahi maa ngi fekk infirmiers yi ñu ngi tëj ci benn néeg mel ñoo xam ne dara xew di ndekki di kàqataay di ree ma daal di ñëw toogal ko ci benn chaise yooyu di nekk ci couloir yi benn jigéen jógee ko fi rek ñëw harcelé ko ñoo ko fii du sa place kañ ngay seet ma ne ko que ça soit la dernière fois ngay traité malade nii beneen médecin jógee ko fee ñëw jëlal part keneen ki ma ne ko soxna si mun naa ma ne ko Sénégal moom hôpital bi pour sénégalais yi la man sénégalais la te samay droit yi may fay moo tax ma am sañ-sañu di ñëw fii te yéen da ngeen war a toppatoo parce que malade yi ñoo tax ñu leen di fay dëgg wala fen ñu jàppante
mu ne ma soo defee nii dañuy négliger sa malade wallahi billahi barke yonent Yàlla Muhammad soo defee nii dañuy négliger sa malade da ngay jàpp da ngay négocier ma wax waa ji ne ko su ma malade su ma jabar bu ko dara jotee dinaa dem ma porte plainte lu ma yoon may ma jël jërëjëf lii laa ko wax par la suite dama am lu ñu wax léegi daal li may laaj mooy nañ dëgg la xaalis ñu ngi koy laaj mais xaalis bi nañu wax fan la jëm lan lañ koy doyee ak lu tax ñu di ko joxe wasalaam jërëjëf docteur waaw ñu ngi nuyu suñu téléspectateur boobu woote Kaolack wax na lu am solo ne am na dëkk yu mu dem yu bëri yoo xamante ni ñëw ñu di leen négliger ñi malade amu fa wax na tamit ay exemples yu bëri bëri waaye loolu moom def naa ci sax man na émission yoo xam ne feneen laa ko defee te xam naa ne su fekkoon ne dañu mayaat ñu ñëwaat fii benn jour pour loolu pour maanaam problème yi am ci prise en charge malade yi ci hôpital yi loolu moom médecins yi ci boobu ñoo ko njëkk a kaas parce que neexul nga ñëw gis benn malade boo xamante ni même pour nga piqûre ko benn piqûre bu ndaw da nga ko koy bindal ne ko demal nga jëndi ko nga toog di ko xaar parfois da ngay gis malade boo xam ne day ñëw urgence suukaram wàcc trop ba loo xam ne maanaam warul xaar mais ñu la garab bi il faut mu dem jëndi ko loolu yow médecin bi du yow yaay génne sa poche dem jëndal ko patient bi par exemple loolu mënul nekk soo fa nekkoon peut-être soo fa tegoon benn 300 000 sax dina jeex ci misaal rek quoi donc loolu moom problème mu organisation la boo xamante ni état bi ñoo ko war a def ak nit ñi nga xamante ni mooy ñun population bi ñun ñi ñëpp moom li mu xamul mooy ñun ñi man mii par exemple ba léegi su ma feebaree dem ci hôpital yi su ma fayul du ma faju sama jabar sama doom sama famille suñu feebaree suñu fayul duñu faju te man médecin la loolu gisoo ko ci beneen pays par exemple te pourtant loolu amul ay yow ak da ngay fay comme nit ñëpp xanaa sa avantage mooy ñi nga fa fekk nga xam leen wala peut-être ñi fa nekk gis ne kii médecin la ñu defal koy avantage yoo xam ne mais yow ak ñeneen yéen bokk loo leen fay maanaam dafa war a am loolu li nga xam ne mooy couverture santé loo xamante ni yeneen dëkk yi muy wax yow malade bi soo fayul dina am kuy fay à ta place loolu moom il faut que nit ñi bañ a nax seen bopp di fayu te kenn faju te kenn fayul amul ci àdduna bi amul fenn soo fayul am na kenn kuy fay ba États-Unis par exemple dafa am da ngay fay chaque année dafa am looy fay pour nga xam ne saa yoo feebaree nga am assurance ne soo demee hôpital da ngay présenter sa carte ñu soog la fay. am na solo am na ku nekk si ligne bi allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam madame Tall. El Hadj Malick na nga def. alhamdulilah. ça va bien. alhamdulilah man de dama li nga naan boo gisee déjà rek ñu bind médecin contractuel li de gàcce la. parce que dafa am loo xamante ni dafa ñaaw ci dëkk. dafa am ñoo xamante ni ñooy priorité. santé ak éducation moom ci loolu mooy priorité dans un pays surtout man dëkk boo xamante ne ñëpp dañoo ndóol li ci ëpp 97% de la population yoruñu amuñu lu ñu fayee kon ñi dañ leen war a sargal. jox leen delloowaat leen seen kër ba pare fay leen ay salaire yu baax motiver leen il est bien vrai que am na ci ñoo xamante ne moom xam nga ay exception la ci di nga dem fu nekk dans les structures hospitalières ci voilà gis fa ay ñoo xamante ne dafuñu seen liggéey normalement loolu ci nature nit ki la mais gis nga ñii dañ leen war a déjà et puis période bu mel nii ñi waruñu woon jooy dara dañ leen waroon jàppale accompagner leen jox leen fay leen seen droit bu mu mën sëkk waruñu leen deseel 1 franc parce que li c'est maanaam loo xamante ne santé c'est vital ñett yi mooy santé éducation ndox wala ak courant boo ko boolee yooyu dëkk dafa nekk loo xamante ne du dañ leen war a verser nan leen ay contractuels non dañ leen war a verser fonction automatiquement bu ñu génnee et puis ay 54 vous vous imaginez pendant ce temps dans cette même période le président de la République mi ngi recruter ay transhumants di leen fay ay millions ñoo xam ne amaluñ Sénégal benn njëriñ ñaata institution ñu nekk Sénégal tey jii nii ñoom ñëpp ñu gën seen ay kër ndax amatuñu liggéey kenn liggéeyatul te chaque mois ñu Sénégalais yi ñoo leen di fayal seen ndox di fay seen kër seen courant jëndal leen oto ba dinañ jël essence ñu tëdd di nelaw waaye pendant ce temps ñu di fay seen bopp dans les hôpitaux di dugg di génn ñelawatuñu gisuñ seen famille il faut me rendre compte mais loolu c'est scandaleux ñëpp ko war a dénoncer ñi dañ leen war a fay seen xaaj benn ba pare ndàmpaay leen encouragé leen ba pare félicité leen ñii actuellement ñooy les soldats du Sénégal parce que crise sanitaire boo ko waxee crise sanitaire ñu nekk ci en pleine crise sanitaire yow amoo dal ñi waruñu woon toog di am problème di stress ndax fay naa sama location ndax am fay naa sama courant mais monsieur le président de la République xaw ma foo ne waaye lii mën na war na jóg le plus rapidement possible parce que lii moom du lu ñu war a bàyyi muy dem parce que fond Covid bi ñaari tamit la waroon dugg xam nga may fan santé ak éducation ndax éducation ñoom ñooy jàngale ñu nekk ci santé ñu formé defaraat dañu war a rattrapé defar abri provisoire yi defaraat nu mu école yi ak joxaat ndàmpaay les ba pare jël nag médecins yi revaloriser seen salaire ba pare si ñu war a embauché leen ci fonction publique bi ñoo moo doon li ci
gisee sénégalais yi. jërëjëf madame Tall. loolu may wax. allo. oui. madame Tall temps yi sa yaram dafa tàng de wala lu doxul si réew mi moo dafa bari. voilà dafa am yoo xam dafa naqari sax ci xol xam nga nga koy gis. loolu dafa am yoo xam dafa métti ci xol nga koy gis xam nga man yu dégg leen quand j'ai vu médecin contractuel j'ai eu la chair de poule vous imaginez yow ñi dañu war a am yeneen préoccupation wu ji xëy suba ba ngoon bàyyi sa njaboot bàyyi sa lépp def ay garde ay 48 heures def la dootu sa njaboot c'est scandaleux ñu nekk dëkk boo xamante ñu ngi jël ay transhumants di leen jox xaalis ay politiciens rek nekk dëkk bi ci moom lépp ñuy wax ay bras ak du n'importe quoi yow ñu ngi def non mais attendez en pleine crise mais le président de la République il faut qu'il se ressaisisse ça. merci beaucoup madame Tall. merci beaucoup. jërëjëf. waaw damay rebondir rek fii madame Tall waxee. soo gisee ñun li tax gën a tax sax ñu ñëw ci di def revendication yi du problème de xaalis su nekkoon problème de xaalis man par exemple ku mel ni man bàyyi na bu yàgg parce que depuis début avril ba léegi maa ngi CTE bi te amul 1 franc CFA boo xam jox lañu ko donc su fekkoon ne problème xaalis la peut-être que tey CTE yi du am benn personnel de santé bu fa nekk waxaale wu ma la infirmière yu fa nekk ak yenn agent de surface yu fa nekk. donc loolu beneen kii la mais da ngay gis ci ñi nga xamante ni nekk nañ contractuel rien que rek pour parler ci ñoom di gis ñoo xam ne ba ñuy dem dañ leen ne waa dem leen ñu dem dañoo wut seen loyer bopp di ko fay ñooy jox seen bopp lekk ñooy jox seen bopp naan te loolu bon suñ ko bindoon ci peut-être suñ ko vulgarisé woon ñeneen ñi dañuy wax leneen ak leneen donc ci loolu ñu ne nag voilà dafa doy quoi dafa doy parce que nit ki tamit su fekkee ne yow mi koy liggéeyloo sax hiérarchiquement surtout ko ci ay diplôme ndax xoo ko jàng li mu mën soo ko mënoo ñëw toog fa mënoo ko yow tamit li nga mën ñëwul di la impacté ci loolu ak xam bi nga xamante ni moom la nga jox ko au minimum. allo ñu jël suñu téléspectateur bu mujj très rapidement allo. Alaaji Malick. bisimilah. waaw ñu ngi leen di nuyu. taab jërëjëf ziar nga baal ñu nag soo mënee gàttal ndax ñeenti simili moo ñu dese. waaw d'accord ñu ngi nuyu docteur bu baax a baax mais Alaaji Malick. waaw. góor googu wootee Kaolack. li mu wax am na solo trop gis nga Alaaji Malick su hôpital yi. bu ñu waxantee dëgg rek am nañ problème accueil. ñi lay accueillir ci bunt bi ak tamit bu la docteur yi fajee ba pare ci biir hôpital bi ni la war a traité boo entré ci hôpital bi loolu ñu ngi ñaan ñoom docteur ñu jël ci ay matuwaay. ñu ngi jaajëfal suñu médecins yi nag ci seen taxawaay ci Covid 19 bi rafet na trop macha allah. jërëjëf ñu ngi rafetlu bu baax tamit émission bi macha allah. jërëjëf mu nekkoon suñu téléspectateur bu mujj ndax li ñu dese si ay simili bëriwul alors beneen fànn bu ma bëggoon ñu ñëw mooy ca hôpital Dalal Jàmm gis nañ aussi coronavirus bi ba mu ñëwee coow li bëri na aussi personnel soignant bi fa nekk ñoom macha allah ñëpp a ngi si jàmm. waaw personnel soignant bi nekk Dalal Jàmm gisaguma kenn koo xamante ni contracté na fa feebar bi. ndax tamit ak lu ñu mënti wax tamit moyen de protection yi ñu teg ci centre de traitement yi ak système de désinfection bi ñu ngi nuyu suñu mbokk hygiénistes yi waa kii hygiénistes yi du moins donc ñoom. ñu nga bëgg waa service d'hygiène voilà waa service d'hygiène moo bi moom war a coon donc ñi ngi def seen liggéey normalement te matériel protection bi doy na donc système de désinfection bi tamit doy na sëkk mën na sëkk ba yow. waxuñ ne kenn du fa jëlee feebar bi ci biir centre de traitement yi waaye kon loolu exceptionnel nekk ak sàggante goo xamante ni kon xaw na jéggi dayo trop. loolu nag ñu ngi ci peut-être santé tamit ne état bi tamit su defee effort il faut nga remercier leen ci loolu. loolu moom am na ci solo. alors si sa gis-gis mbir mi fan la sooxee gis nañ aussi am na sénégalais yi nga xamante ni ba léegi gëmuñu corona am na ñoo xam ne aussi jàpp nañ ni chiffres yi ñuy joxe chiffres yi dafa taq suuf amul dañuy yokk wala dañuy wàññi coow li daal bëri na lu tax. waaw su fekkee ne ci question de chiffres yi moom. fi mu ne nii chiffres yi suñ ko wàññi su fekkee ne wàññiwuñ ko yaakaar naa ne duñ ko yokk. parce que li ëpp ci nit ñoo xamante ni parfois da ngay gis ñoo xam ne dañoo positif ba pare sax ñu am problème pour fu ñu leen dugal. ñun depuis plus de 1 mois yaa ngi nii yoo xamante ni chaque jour dañuy fees maanaam chaque jour ñi nga xamante ni mooy waa SAMU ñoo xam ne ñooy réguler maladie dañuy xëy suba di ñu woo ba ngoon pour place pour bëgg ay place. parfois gis ambulance yoo xam ne dañuy ñëw foofu ñu obligé delloowaat leen. donc loolu mu nekk loo xamante ni su ko population di wax man daf may jaaxal. am na luñ ci jotoon wax genre émission bu mel noonu mais nombre bi suñ ko wàññiwul duñ ko yokk. na leen leer na ne ñi ko am fi mu ne nii Sénégal ni ñu déclaré ñi ko am mën na double bi soo doon xool dëgg-dëgg. parce que loolu lañ gis ci consultation yi nga xam ne nekkul sax Covid. donc sànq rek bu ma ñëw am na benn pharmacien bu ma woo
ne ma fan yii yëpp dafa am ñu fay ñëw ne dañoo soj dañoo am grippe te ñoom ñëpp gis nañ ne dootuñu amati ay odeur dootuñu sentir odeur yi te loolu signe bu majeur la ci Covid. ci ñi nga xam ne dañoo am Covid te ñooñu nangu ñoo dem hôpital parce que li ñu jàpp mooy soo ñëwee hôpital dañu naan da nga am Covid waaye ñun amuñ benn intérêt pour wax nit ki da nga am feebar parce que nit ñi lu ñuy gën a bëri ñun ñuy gën a sonn ci liggéey bi ñuy def. Très bien. Donc loolu ñun amuñ ci benn intérêt parce que suñuy sœur ñi ngi ci biir population bi suñuy ay tonton ñi ngi ci ak mbokk yoo xam ne xamoo leen te say mbokk lañ. Donc loolu man nit ñi dañ koy wax waaye loolu sénégalais yi nañ xam ne nañ jël seen responsabilité fi mu ne nii état bi am na fu mu fay waaye sénégalais yi nañ jël seen responsabilité xam ne fi mu ne nii suñu yaay yi nekk si kër yi ñoo fa nekk am ay tension am ay diabète suñu maam yi ñoo fa nekk suñu ay papa yi gouvernement bi comme ni ñu ko jàppee entre guillemets nekkuñu fa donc suñuy ay mbokk ñooy feebar te ñooñu ñu commencé di ñëw te cas yi commencé na di sérieux soo waxee nag ñu ne yow gouvernement bi man su fekkee ne ma gouvernement dañoo ànd tey du ma ñëw fii di kaas li may kaas donc loolu na ko nit ñi xam ne suñu bopp la ñuy exposé ñun parce que suñu feebar ñooy dem ci hôpitaux yi voilà. Alors ci wàllum communication très rapidement pour jeexal gis nañ aussi ministère de la santé et de l'action sociale da nga xaw a changer stratégie gis nañ léegi décès yi nu ñu ko doon détaillé mbir mi amatul te léegi sa décès yi dañuy bàyyi ba si point du jour bi ñu dajale lépp ñu ni démb amoon na ñetti décès wala démb amoon na ñeenti décès wala nangam sàngam ak yooyu loolu ànd nga si. waaw loolu moom détaillé bi peut-être début bi. parce que mbirum stigmatisation. waaw mbirum stigmatisation peut-être mën na ci am. ak tamit peut-être bëggoon nañu ko def pour nit ñi xam ne réellement am na ñuy faatu ci feebar bi waaye lu tax ñu bàyyi bi ñëw bi man loolu wax dëgg yàlla amu ci benn information. léegi nag en tant que médecin. léegi même tey jii su amee ñu faatu ñoom dañuy bàyyi bu suba si 10 heures ñu ni tey jii amoon nañu faatu 2 wala 3 wala. 2 wala 3 mais parce que comme ni ñu ko doon kiiwee automatiquement. parce que automatiquement bu yàgg ba bëreewul ay benn cas ngay am ci 5 jours yi wala yooyu mais léegi cas yi dinañ compliqué yoo xamante ni kenn dina faatu tey balaa nga ko bëgg a communiquer da ngay sikki sàkk est-ce que du am keneen ku faatu. parce que tey di nga am fukki malade ci misaal yoo xamante ni kii faatu na léegi nii mais yow yaa ngi sikki sàkk est-ce que kii du ci topp léegi wala fii ak 2 heures temps donc je pense que mieux vaut que ñu détailler ko ci ay 24 heures ne diw faatu na démb wala faatu na bërki démb que ngay communiquer chaque instant nga bëgg andiwaat communiqué bu bees damaa gis ne nombre yi li mu yokk moo tax ñuy décaler communiqué yu nga xam ne ñi faatu par benn jour wala par 2 jours. loolu laa ko yaakaar waaye wax dëgg yàlla amu ci benn information. ci alors ginnaaw suba incha allah wala suba incha allah da ngeen di jàkkaarloo ak waa ministère de la santé ñu xool seen situation. la ngeen di xaar si ñoom très rapidement ce dernier mot pour terminer. waaw li ñuy xaar si ñoom mooy que jàpp naa ne li ñu wax ñoom dinañu ko def. jàpp naa li ñuy wax ne duñu ko def parce que li ñu expliqué am na ci partie boo xamante ni du seen coobare ñoom du seen coobare donc loolu tamit ñu nangul leen ko moo tax ñu mën a def attente bi yëpp parce que depuis mercredi la ñu waxoon ne su fekkee ne réglé wuñ ko dinañ am lu ñu deflante ak ñoom te ba ñu expliqué am lu ñu wax ñu xam ne loo xam ne dépendre ci ñoom moo tax ñu may leen délai wu yeneen 2 jours waaye suba moom day nekk loo xamante ni benn jour bu final lay nekk amatul repoussé te jàpp naa ne li ñu waxoon dinañ ko def. ma lay gërëm baax di la sant docteur Ousseynou Sarr ma fàttali yow yaay chef d'équipe unité Covid CTE ci hôpital Dalal Jàmm naka noonu nga nekk porte-parole des médecins contractuels mbokk téléspectateurs yi di leen gërëm baax di leen sant ba suba incha allah 4 waxtu.